bonsoir messieurs téléspectateurs de Sénédiv, vous êtes avec Kheuch le cardiologue du game aka Mr ECG aka Mr Ego Keur aka Muy Cool. Voilà pour votre premier numéro de banlieue culturelle. On est ici à Keur Massar, on va vous montrer le nouveau visage de ce nouveau département. Sama gars, restez scotchés, on va vous montrer beaucoup de choses aujourd'hui et on va recevoir un artiste multidimensionnel tellement bon. Cet artiste se nomme tout simplement Machiavelli, Machiavelli. Il a sorti un nouveau projet nommé Scène Égale. Donc on me donne son invité tay sama gars. Restez scotchés, on va montrer le meilleur de nous-mêmes et on va vous donner le meilleur de nous-mêmes nous aussi. Donc sama gars, Keur Massar rek noonu enjoy leen. Jox ma commando yow ma xool. Dige what's up man? Naka la gars cool ni nice rap mi gaaw aca sunu dige baa na Keur Massar la war a doole nga jëm ca kanam waaw la ngay tax kéwlu jëm àll nga tax mu jimi bër ji biir kël dige dañuy xaar yaay seen baay dige number one dige rap dige come on here come on kawe nag li ci gën a métti mooy boo koy naan mi waaye jeex non mais sama gars yi nag bon un peu de sensibilisation faut éviter de jeter les ordures parce que am na lu ñu leen wutal mooy fii ngeen di dugal mbalit mi fii ngeen ko war a dugal donc comme que Keur Massar dafa nañ leen pont bees aussi ñu sensibiliser waale leen tuuti sama gars yi un peu de propreté du ko yàq du ko wàññi. Donc on va recevoir notre artiste, je pense qu'il est arrivé. Il se nomme tout simplement Machiavelli. Si bro. na waa damaa ñëw fekk gars yi defal ñu plateau bu mool fii mën na ci waxtaan quoi. lii aar la fii mën na fi waxtaan. lii mooy hip hop quoi. lii mooy hip hop mbedd. lii mooy hip hop affaire bu mbedd la xam. noonu la demee ah. mu ngi noonu. bàyyi la nga nuyoo gars yi ñu seetaan présenté wu. yow what's up salaamaaleykum maa ngi leen di siyaar di leen bëggee di leen jaajëfal di bëggee tamit gis nga ko yéen d'abord ci yéen laay tàmbalee parce que tey gis nañu temps bi ni mu demee taw na métti na mais gars yi génn nañu wàcc ci xuut bi ñëw pour ñu def benn émission bu dóob parce que sama bro la sama waay la kife na sim na ni mu demee c'est pas la première fois mu nekk benn bagage boo xamante ne yàgg na am donc man li may wax rek lu mu métti bu doon taway glace xës bu wootee damay teew quoi damay def tout teew maa ngi bëggee ñi seetaan émission bi maa ngi leen di siyaar di leen jaajëfal di leen wax la woon fa woon du dañ nefa magu réeli la meen. Yes ma première question c'est qu'on va faire le bilan de ton premier projet bët du mooy 9 titres bilan bi tey lan la. waaw bilan bi waaw ñu ngi woon ci projet bët du mooy vision bu jub mu nekkoon 9 titres waaw bilan bi tey instant bi ñu ngi Scène Égale waaw dañuy dugg ci Scène Égale parce que après bët du mooy Scène Égale la li ci kanamu Scène Égale moom mooy nekk bomba claque bi waaw mu nekkoon projet bu ñu bàyyoon yàggul dara tout récemment xam nga gars ñu ngi koy kiffé d'ailleurs ñu ngi dox ci projet bi ci promo projet bi en même temps am na ay tournées yoo xamante ne ñu ngi koy waajal ñu war ko def incha allah ci town bi ñu génn tamit town bi mu nekk benn bagage boo xamante ne bu dóob lay doon te dañuy ànd ak gars yi effectif bi yëpp ñu dundandoor ko ensemble parce que daaju Scène Égale bëgg naa gars yi yëpp kife ko moom kife na mais bëgg naa ñëpp kife ko donc loolu moo nekk benn objectif bi nga xamante ne tey moom mooy baa ngi may waaxu parce que dafa bëgg a plonger directement ci Sénégal et man dama ko bëggoon juste dafa mooy benn bilan ci li nga xam ni moom mooy bët du mooy le projet bi nga xam ne moo njëkk a génnee mu amoon ay sons yu ci mel ni injustice amoon ay sons yu mel ni Mama Man Rek Crazy yooyu yëpp tey bilan bi tey lan nga ci gagné ci premier projet avant ñëw ci deuxième projet bi. waaw premier projet bi bon damay ñëw daw ma question bi quoi juste maanaam dama yaaxamte sar ci Scène Égale bi parce que ñu ngi Sénégal te dañoo war a dund Sénégal waaw léegi dañuy dem tuuti ci bi nga xamante ne moom mooy bët du mooy vision bu jub bi nga xamante ne defoon nañ ko mu am ay titres yu dóob mu amoon benn sound Mama amoon injustice xam nga amoon yeneen ak yeneen amoon disque d'or amoon ay sound yu bari yoo xamante ne mu ngi lakkatu ci biir projet boobu noonu ba tey mu amoon tamit taaw ci biir parce que ba tey sound yooyu noonu li may wax rek parce que man du ma def son buy dee son buy dund laay def tey boo xoolee taaw bi injustice bi nekk na bagage boo xamante ne du dee ba faaw saa su nekk mooy li ñu ne aduna du soppeeku ba mukk mais saa su nekk day méngoo ak jamono quoi donc bët du mooy dafa méngoo ak jamono te day dox ànd ak gars yi parce que bon sant yàlla gagné nañ ci lu bari liñ ci njëkk a gagné li njëkk mooy maanaam sant yàlla ba ñu ñëpp newee ni ki projet bi nice na deuxième chose mooy que ni yokk nañu expérience parce que artiste bi lu muy gagné saa su nekk mooy expérience comprendre nga boo defee sa premier projet yaakaar naa war nga si jël benn expérience bi nga xamante ne mu ngi ci biir léegi bët du mooy bi jël nañ ci benn bët nice waaje mu ngi ñuy ruube de gaan benn yéen waaji ne la demee léegi bët du mooy bi maanaam gagné nañ ci benn expérience boo xamante ne macha allah parce que gars yi kife nañu sound yi nice na projet bi ñëw na dóob na ñu def ci ay son yoo xamante ne comme li may wax du dee parce que tey man li may ñaax sama bopp loolu laay ñaax sama mbokku artistes yëpp booy def benn bagage na nekk loo xamante ne day dund
comprendre nga ñu jot gagné nañ ci tamit xam nga benn somme parce que am na loo xamante ne jot nañ ko business ci biir projet boobu noonu léegi à travers. ñaata. waaw mais sant yàlla bëri na quoi jot nañ ci gagné benn somme boobu noonu moo ñuy permettre pour ñu mën a def suñu yenn tournée yi sans pour autant nga dem taxawu kenn nga ñaan parce que tey boo xoolee Galsen ni mu demee dafa xaw a métti. boo doonee benn artiste nga soxla benn mbir faa nga dem côtoyer benn naka lañ koy waxatee benn politicien xam nga après mu jéem la woo ci boppam mu bëgg la politique loo te ñun bon doxuñu si loolu quoi parce que bu doon loolu rek amaan na ni tey ñu ngi ñuy dégg ci beneen level bi nga xamante ne ñu ngi fay dégg yenn gars yi mais à travers suñu ngor à travers suñu business à travers suñu propre job à travers xaalis bi nga xamante ne gagné nañ ko si muy naka muy ñi nga xamante ne dem nañu gis leen proposer leen projet bi ñu ne ma projet bi nice na bon def nañ ci temps comprendre nga ngeen yeggali seen tournée yi ngeen def seen i bagages donc à travers loolu noonu sant yàlla bëdduma bi gagné nañ ci benn affaire boo xamante ne yokku nañu expérience bi nga xamante ne Sénégal bi dañoo gagné double bi quoi. te pare guñ ci ñu ngi ciy ñëw. man ma tuddee l'artiste qui fait le brassage wala boog brassage culturel bi nga xam ni yow da nga koy def ci entre culture casamançaise ak culture coldois nga doon artiste boo xam ne aussi da nga représenter le Fouladou à ta juste valeur tey Maka Magu Really ñu xëy un bon jour gis ne da ngay génne benn projet bi nekk mixtape. Pourquoi le choix de mixtape? bon man mixtape testage laa koy jàppee saa su nekk quoi boo gisee ma ne la testage parce que tey am na foo xamante ne jaam ñi ñu ngi fay xaar te ñu ngi koy def mais ñun jàpp nañ ni defaguñ ko mais ñoom jàpp nañ ni ñu ngi koy def parce que projet bi ma ko bàyyee tag boo gisee ma ne mixtape déjà ñu bëri dañ ma classe ne ma carrément lan moo tax projet bi jëloo ko def ko album parce que 14 titres c'est trop pour mixtape. Absolument ma ne la nice dëgg la parce que tey géeju leer moom boo ci nekkee bu la yombee lu la neex def comprendre nga li nekk ci bopp yi. li nekk ci bopp yi maanaam du luy jeex anytime ñun heure bu ñu génnee mun nañu génnee sax mixtape sa waa ji mu ngi lay bëggee jaajëf mun nañu génnee benn affaire def ko benn 15 wala ba 18 titres ñun nice quoi loolu du problème si ñun parce que mu ngi fii comprendre nga pour ñu xëcc bi fay xam nga teg bind benn affaire boo xamante ne dañ koy jël jox ko jaam ñi gratuitement parce que man laataa projet mixtape doon naa bàyyi ay son lu ma bàyyi ci son mënu ma la wax nu mu toll parce que bàyyi naa ay son plus de 10 plus de 12 plus de ay son yu bari yoo xamante ne dama ko bàyyi te pourtant mënoon naa ko def projet mais defuma ko mais juste dama bëgg a expliquer gars yi que ni yomb na ma mën naa ko def lan moo ma ko may job la maanaam secret artiste li mu war a doon lenn la maanaam muy liggéey parce que li may wax rek saa su nekk ku def dara am dara ku job fay la liggéey fayeeku la fa yàlla donc mu ngi noonu loolu moom moo nekk waaw loolu moo nekkal bagage bi du ma gàttal quoi. Laisse-nous plonger ci projet Sénégal. Scène égale. Sénégal déjà dama bëgg nga tas ko yaa scène yaa égal nga séparé ko mais boo ko boolee daf lay jox dëkk bi nga xam ne moom moo di Sénégal. scène la ak égal scène bi mooy li ngay scène égal bi mooy égalité maanaam résultat laa lay joxoñ résultat wu Sénégal mooy projet bi comprendre nga ci gàttal scène comme li ngay scène quoi mu jox la scène égal mu jox la égalité bi maanaam dama def scène égal à égal quoi. da ngay scène lu tolloo. voilà da ngay scène lu tolloo moo tax mu lay jox scène égal à égal maanaam beneen égal bi moom mooy nekk résultat bi nag nit ki jot na gis nga ko moom mu gisal ko boppam parce que tey boo dégloo projet bi yëpp ci son bu ci nekk am na lu muy joxoñ son bu ci nekk am na lu muy wax son bu ci nekk am na couleur bu ñu ciy wane son bu ci nekk am na lu muy jàngal boo xoolee tey Sénégal y a la culture am na culture boo duggee ci biir projet bi da nga fay fekk culture soo duggee ci biir son yi son bi ma tuddee scène égale mu ngi wax ci problème mu scène égale boo duggee di nga gis tamit li nga xamante ne mu ngi dox ci biir town bi. bul tugum foofu xaaral tuuti dañuy ñëw son par son loolu bu ma ko yàqal mais moo xoolee poster bi sa kanam rek naa gis loolu ça nous dit quoi parce que artiste du ci bàyyi xel mais des fois cover projet dafay expliquer lu bari. voilà cover bi la lay expliquer. maanaam juste man sama cover boo xoolee ci biir émission bi fi ñu démarré foofu laay ñëwee parce que projet bi ci loolu lay wax dama toog téye sama loxo def nii takk drapeau vert jaune rouge mais ci ginnaaw am na drapeau bu xoteeku bi ci nekk ci kaw gaal laa toog gaal bi mooy géeju leer bi ki ci toog gaal gi la gaal bi kan la Maka la parce que yomb na ma mooy li ma la doon expliquer sànq géeju leer ku ko yor pour nga génnee projet mixtape bu war a tudd album nga def ko mixtape du dara ci yow. yow ci géeju leer ngay fay. man ci géeju leer laay fay parce que man déjà leer laa quoi comprendre nga parce que boo gisee ma ne la déjà leer laa parce que faaw ñu leeral lool noonu parce que tey leer weesuwul maanaam saa su nekk gis nga ko li may wax rek ñun ay artistes lañu ñun dañoo war di joxe un bon leçon ñun ay royukaay la ñu war a doon ñun maanaam ñun ñoo war a gindi gars yi ci lan
ci li ñu nekk ñun ñoo leen war a gindi ci seen i naqar ci seen i métti ñun dañoo war a defar waru ñoo yàq moo tax artiste bi saa su nekk tànk bi mu war a taxawoo mooy tànku defar comprendre nga moo war a affiche bi boo xoolee ci ginnaaw comme li ma la doon wax am na benn drapeau bu xoteeku comprendre nga c'est pas du sabotage non non on est au Sénégal ñu ngi ci Sénégal maanaam bi xoteeku ko tey boo xoolee man fi ma branché parce que ba ma demee dama egg ak gars yi toog gis naa ay drapeau yu cool ma ne gars yi bàyyi man lee laa fil ñu ne mu lu tax ma ne leen ça parle maanaam de un ñun suñu dëkk bi tey Sénégal la ñun xam li ñu tere dem xam nañ ko bëggantewuñu suñu biir d'abord de un comprendre nga parce que tey bu ñu doon jàppalante di def comme tey benn xës bi nga xamante ne xam nga day bàyyi ay yiteem yëpp dugg ci biir town bi xooli artistes yi def tout fay ñu ko benn dërëma mu ngi nii taxaw fay ma ko ñaar dërëm moom mooy toog mu tracé. kenn fayu ma nay leer. comprendre nga fayu ma ko dara quoi coobam lay def mooy lan amour léegi amour boobu noonu mu am bu ko neexoon bëri na ñi nga xamante ne am nañ ko mën nañ ko war nañ ko def mais dañoo naj téye seen poste téye seen lépp toog comprendre nga te ñu ne Sénégal benn bopp la waaye nag gis nga ko benn bopp boobu noonu saa su nekk bu amee benn panne bi du kenn ki nga xamante ne moom mooy opté taxaw maanaam pour réparer panne boobu noonu comprendre nga du kenn koo xamante ne moom mooy opté taxaw xam nga pour jàppale nit ñi tey boo xoolee tey actuellement pour ma wax la rek quoi ñu dugg ci biir projet bi maanaam ba ci drapeau bi ak lépp tey ñun suñu lépp dafa war a set quoi ñun li ñu war a njëkk a respecté si suñu biir mooy drapeau bi. waaw comprendre nga mais des fois voilà ñun ci suñu biir jëmmi bopp ñun dañuy salir suñu bagage parce que tey boo xoolee bëri na li nga xamante ne mu ngi daw ci biir dëkk bi tey actuellement boo xoolee dund bi dafa seer gars yi lépp la ñu yokku. mais yaa ngi koy wax ci projet bi comme son bi mu wax résistance. je pense que amul lu bëri loo fa dénoncé. mais bu ñu ñëwee tuuti ci featuring le choix des featuring 3 featuring nga def Salisto Jakaramba et Dream NG. pourquoi le choix des featuring. waaw xam nga maanaam man tey li may wax waa dëgg la ni bu ñu amoon ñeneen sax dañuy jël mais saa su nekk dañuy xool ñi nga xamante ne ñu ngi joob am nañu talent Dream gënu ma la ko xam am na talent bu soxor boo xamante ne mu ngi ci moom li mu làq maanaam ñun saa su nekk li ñu làq moo ëpp li ñu génnee Dream depuis temps booy la man ak moom am na loo xamante ne ba mu ñu ñoree ñun ñoo nekkoon Casamance mais ba mu ñu ñoree ñun ñoo tàkk dajjeeku dugg si town ñëw ñàkkante waat ko à zéro ak gars yi comprendre nga donc pour commencer d'abord ci featuring Dream bi c'est un gars calé c'est un gars qui a du talent dafa nekk benn gars boo xamante ne dafa xarañ comprendre nga tey bal bi mun na tàkkee fu ne projet Maka la mun na génn rek def boom à travers projet Maka mun nañ ci xam Dream ma toog ma jàng ni carrément Dream am na benn talent bu yéeme boo xamante ne mu ngi ci moom ma ne Dream dama koy soxla ci sama projet ma def ak moom featuring comprendre nga sama fit man ak moom bu naa ne bon ci esprit boobu noonu la quoi parce que man ak moom dañuy xëccante quoi xëccante bi maanaam mooy tey Dream bu demee Maka dem na Maka bu demee Dream dem na parce que def na projet yoo xamante ne damay def ak moom featuring te automatiquement mun nañu xëcc mun nañu gis déglu projet Dream dégg ci Maka ñu xëcc Maka mu teew maag moom. dafa yéen a far loolu suñu yoon newu ci loolu. léegi waaw léegi waxal ci Salisto parce que pour man mooy découverte. waaw ndeysaan maanaam Salisto dama koy bëggee d'abord sama sister sama grande sœur sama lépp parce que li may wax rek ma def ak moom fit daf ma neex dafa nekk amour boo xamante ne dama ko yàggoon am parce que laataa may musique laataa may hip hop moom mu ngi dóor te dama doon dagg ticket di ko dem. rappeur boo nga maan nga xam naa la. waaw dama doon dagg ticket di dem seetaan Salisto parce que dafa am talent bu yéeme bu nekk ci moom son bi bu fi Dream toogoon boo déglu woon conférence de presse bi ñu ngi koy décortiquer Salisto deful ci biir studio bi 5 minutes yu mat. non je te jure Dream il m'a tout dit expliqué na ma lépp dafa ñëw toog def lu muy def tellement que nu mu yàggee ci musique amul bi mu am ci musique ak mën gi mu ko mën da ko mën quoi. yëf des meilleurs sons du projet wax dëgg yàlla. sound bi ñëpp di kiffé la sound boo xamante ne man si sama jëmmi bopp son bi daf ma neex daf ma touché anytime damay toog di ko déglu comprendre nga donc kooku def ak moom featuring man daf may neex dafa nekk loo xamante ne dama koy bëggee donc gis nga ko def nañu son bi sant yàlla ñëpp apprécier nañu sound bi parce que lan la nekk na projet boo xamante ne dafa kawe. nekk na son boo xamante ne wax ñu tudd ci Jakaramba. waaw Jakaramba Philippe kooku moom moo ñu defar. moo leen defar kooku moom moo ñu defar quoi wax dëgg. Jakaramba moom moo ñu defar parce que tey bu ñu demee ba am sañ-sañ ñu téye micro taxaw di wéy am na lu bari loo xamante ne moom moo ko yokk ci ñun am na lu bari moo xamante ne ay défaut yoo xamante ne moom moo ko raxas ci ñun ba mu set tey bu ñu demee ba kat yi yenn affaires yi ci biir son yi yenn ndeysaan yi nga xamante ne moom ngay def ci biir son yi c'est grâce à Jakaramba donc dama koy jaajëfal mu nekk benn grand boo xamante ne musul taay ci dara nii la ñu tracé projet bi toog ñu génnee instrument bi ñu commencé xalaat def ko benn affaire boo xamante ne benn affaire bu cool benn affaire boo te son boobu noonu ak damay toog fii gars yi di ma woo biir usu yi yenn dëkk yi gars yi hymne national la fa gars yi dañ koy woy
ndax nice gi mu nice te nice bi yëpp maka la dëgg la gaa mais Jah Karamba la quoi. comprendre nga parce que li ci man. bëri na parce que aussi da ngeen a touché loo xam ne culture la. et culture waa ñi féete côté boobu quoi le sud ñoom dañoo fier quoi. vous êtes fier de ce que vous êtes fier d'être des Casamançais vous êtes fier d'être des Koldois da ngeen koy wane bu baax a baax moo tax bu ngeen gisee genre de son yooyu c'est normal que ngeen kiffé ko xoolal saret bee di naaw. voilà ma leen nax rek kaay. saret lépp ay naaw. lii yëpp ci Sénégal la bokk ah. Sénégal yaa ngi naaw. waaw scooter yi di naaw. xam nga ñii ñu ngi romb ñu ngi déglu xam naa ku xamul tey ne ndeysaan mais est-ce que ñëwee nice quoi est-ce que ñëwee. non ak ñëw wér. pourtant xoolal. waaw nice quoi parce que ñun dañoo. premier titre bi la ñuy ñëw. waaw premier titre bi mu ngi tudd. premier titre sound bi boo xoolee waaw moom moo nekk nii moom lañ def put your hand quoi. comprendre nga waaw put your hand quoi maanaam. pour ñu mën a jël 14 titres. voilà noonu la demee put your hand boo déggee xam nga tey dama ne respect laa leen njëkk a ñaan quoi comprendre nga parce que put your hand boo ko déggee ñun ñëpp xam nañ luy put your hand comprendre nga donc respect laa leen njëkk a ñaan man Maka comprendre nga respect ci lan pour ngeen may ma nopp ma mën leen wan li ma indi pour jox leen ko quoi. nga jàll ci beneen bi gannaaw bañ la mayee nopp. waaw nga ñëw ne sama woy. ma indi sama wéy. biñ ma mayee nopp bi ma leen ñaanee nopp après dama ñëw pour wan leen sama wéy mooy sama yoon. fi nga jëm. sama yoon fi ma jëm. parce que ba tey maa ngi ci yoon bi. parce que yoon bi mu ngi jógee koo ci bët du mooy. waaw maanaam bët du mooy vision bu jub ba tey maa ngi ci sommet bi. donc laajul may jàdd yoon quoi man dama war a tracer rek di dem. moo waral après ma woo leen ci sama. donc sa wéy yow mën nañ ci jàpp que ni y a du real hip hop dans sa wéy. waaw sama wéy y a du real hip hop. sama wéy am na real hip hop am na lépp parce que li may wax rek Maka c'est un gars polyvalent quoi. waaw Maka moom c'est un gars très polyvalent. voilà Maka c'est un gars polyvalent Maka dafa nekk koo xamante ne xam nga tey ci domaine yi yëpp boo ma wowoon man bàyyiwuma dara quoi. moo tax bu ñu ma laajee lan ngay def dama leen di ne man lépp laay def man musique laay def. je confirme. comprendre nga boo ma woowee ci rap mun naa rap mbalax kabo rap lépp ci lépp loo ma woo man bon du li nga xamante ne lu métti la ci man parce que miin naa ko jàng naa ko tarbiyu naa ci am na lu bari loo xamante ne def nañ ko ci man. donc tarbiyu bi nga ko tarbiyu ak fi nga ko tarbiyoo mu waral nga indi Walter Fuladu. weltaare Fuladu. weltaare Fuladu. mooy kontante Fuladu donc mu ngi noonu weltaare Fuladu loolu moom mooy seen kontante parce que ñu toog gis doomu Fuladu génn dem ba biir town di ko ñàkkante loolu vraiment ndam la fierté la xam nga parce que mënoon nañu ci bañ a fekk mais amour bi yàlla def si ñun tëbuñu rek man li may wax tey artiste bi tëboo rek nga doon artiste non non tu es un messager comprendre nga yow yeneen ti nga dafa am loo xamante ne loolu moom moo la indi ci game bi da nga ci am mission léegi mission boobu noonu fii léegi mataloo ko yow da ngay amal sa public ak te ak boobu noonu ñun moom la ñuy daw saa su nekk moo tax gis nga ko lu ñu def lu dul ñu wane weltaare Fuladu maanaam muy kontante Fuladu te chaque jour que Dieu fait ci loolu la ñuy dox. donc su Fuladu kontaanee Kaza war na kontaan moo tax nga indi Oula Kaza moom nga doon wax sànq moom nga def ak Jah Karamba. voilà Oula Kaza kon yow gis nga moom déjà mu ngi décortiquer affaire yi parce que saa daf ko am lépp ba pare quoi. moom damaa déglu ba pare soog a ñëw. moom mu ngi décortiquer affaire yi parce que Oula boo déggee Oula mooy ñun quoi Oula ñun la quoi ñun ñun waa Kaza comprendre nga boo indee kontante weltaare Fuladu nga ñëw ci Oula Kaza kontante Fuladu mooy ñun Casamance kontante Ziguinchor mooy ñun Casamance kontante Sédhiou Bignona Vélingara xam nga. te bu ñëpp kontaanee day mel ni yaa ngi ci biir Sénégal donc dugal ci track Sénégal. kon mu ngi noonu bon biir tragu Sénégal parce que tey boo xoolee ci biir Sénégal son boobu bon dafa nekk sound bu ma neex quoi waaw parce que dama ne fii ku bëgg a am non du ragal ñàkk dellool sa ngëm ci yàlla donte moom mooy ki ñu sàkk am nañ yàqin ni bis na jot mu fay boobu moom mooy soundu Sen 2H bi quoi mooy maa ngi confondre Sen 2H bi la mais biir Sénégal son wu Sénégal bi sound boo xamante ne la dama koy kiffe sound bu ma neex la parce que dafa ëmb lépp quoi dafa wax ci lépp comprendre nga surtout ci fin bi fi ma naan fii mooy Sénégal dëkk du ma dem te it kenn du dem sama dooma war a tekki sinon kenn du dem ba kañ laay fu Sénégal mooy li ma doon confirmer ci waa ji sànq que ni fayu ma ko xaalis fayu ma ko dara dafa teew jël propre initiative am jël propre gis nga ko responsabilité am mu teew wàcc sur le terrain comprendre nga ñu ngi ciy joxoñ tamit lu bëri li nga xamante ne moom mooy problème mu actuel u réew mi comprendre nga parce que tey ñun ñëpp xam nañu Sénégal doxul. donc boobu moo ñu permettre ñu plonger ci résistance. waaw résistance mu ngi foofu parce que laata résistance distance la. distance dañu après. distance après ma indi résistance. non résistance nga laaj soo ko laaj. waaw résistance bi laa laaj ba pare après nag ma indi distance boo gisee ma laaj résistance bi pare indi distance parce que tey résistance bi il est temps que ñu résister parce que tey suñu njiit yi dañu jàppee ay dof alors que gars yi dofuñu léegi nit ñi dañoo yeewu
ci bépp côté dëgg la ni li ma waxoon ci émission passée contour naa ci ñuy génn di yàq contour naa ci ñuy génn di taal mais nangu naa ñu génn ñaxtu suñu métit nangu naa ñu defee ko comme nañ ko daan defee nga am lu la métti nga takk sa bandeau wala nga génn wàcc sur le terrain tiim benn miir nga bind sa soxla comme ni ko gars yi di defee comme li sama copain di wax maa ngi koy bëggee naara fii mun na rafet sans mu am saaga donc mun na rafet sans mu am yàq quoi comprendre nga sans mu am yàq mun na nice parce que li ñuy yàq ñun ñoo ko moom bu yàqoo ñun ñoo koy defaraat te buñ koy defaraat ci suñuy poos lay génnee te ñun ñëpp a koy yéeg parce que da ngay toog nga jéggi saa nga dégg yokku nañu courant yokku nañu lii yokku nañu yenn bagage yu bari te day métti comprendre nga donc son wu résistance bi dafa nekkoon loo xamante ne dama amoon lu ma métti li ma doon ñaxtu lu bari loo xamante ne automatiquement après dama toog ma ne pourquoi pas ma def benn track boo xamante ne day wax ci résistance parce que rey bi ñun ñëpp xam nañ ni dafa ñaaw te kenn rafetluwu ko parce que ñu ni nen la suñu biir waru ñëw mën a toog di reyante suñu biir nga tiim sa moromu nit nga dóor ko bal mu wàcc wala yenn action yu ñaaw yi nga xamante ne mu ngi doon dox yenn station yi ñu doon taal yenn affaires yi maanaam dama ko ñaawlu mu nekkoon loo xamante ne rafetlu wu ma ko fii Sénégal mooy li ma la wax rek benn bopp la war a doon kenn mënu ko xaañ ñaar lu mu métti nañu nangu ni suñu bagage bu bopp la nañu nangu ni suñu yëf la te suñu njiit yi ñu xam ni jeunesse bi dañoo conscient gars yi dofuñu ñu ngi ak seen i xel ñu ngi ak seen i xalaat nañu xool li nga xamante ne loolu moom moo war dëkk bi dafa bëri ay néew di doole te bu ñu wàccee sur le terrain ay doomi jàmbur ñoo ciy dee tey ñoom seen i doom kenn du wàcc sur le terrain di xeex non non man du ma xeexal kenn man du ma wàcc sur le terrain xeexal kenn déedéet même bu ma wàccee sur le terrain di xeexal nit dafa am ni may xeexee mais pas taxaw jël ay xeer di sandi wala leneen di la ci fekk après ki ngay xeexal du yëkkati dara jox la wala boog est-ce que sax dina ñëw sa dëj jaale la wala est-ce que dina ñëw sa gaale non non nañu xeex diplomativement arrêté ni ñuy xeexee na ñëpp xeexee noonu parce que tey bu ñu demee ba miin benn rayante bi nii ñun nekkuñu kaana ba quoi ñun fii la ñu nekk fii dëkku jàmm la man ci côté rayante bi rek laa contre mais wàcc ñaxtu man je suis d'accord da ngay wàcc nga ñaxtu parce que lan bañkat nga ñun ay révolutionnaire la ñuy doon ba keroog ñuy dee comprendre nga mais na bañ a ñaaw na rafet nañ ko defee ci anam yi nga xamante ne ay anam yu cool la man foofu noonu laay waxee donc voilà donc loolu moom moo waraloon ma joxaat leen ko rek Thomas Sankara dani un peuple qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort daf ñuy plonger sur sunu titre distance waaw mais distance aussi mën na yàq xaritoo waaw distance mën na yàq xaritoo parce que distance alerte la rek distance benn alerte la boo xamante ne juste pour gars yi ñu garder seen distance xam ni carrément kii artiste bu ñuy wax laale taake la quoi kenn du ko laal ci lenn non non waaw si yu grand kenn du ko laal ci lenn man c'est rare nga toog nga dégg non diw classe na maka nii ak nii man tollaguma ak fu may nee nit bàyyi naa la ak yàlla non non parce que mu ngi fii barki borom Touba du ma tooñ kenn mais bu ma kenn tooñ ku ma tooñ dina xam ni carrément laal na ku mu war na laal. booy classe nañ la tontu woo. waaw man kenn du ma classe. booy classe nañ la tontu woo classe ouverte. jarul may tudd tur wala noonu seytaane laay bañ. mais non c'est que xam nga man dama lay wax benn affaire maanaam booy classe man tey su ma la bëggoon classe yow xës du ma def nii. barki Serigne Touba Mbacké ci digg bi laay jaar ma xamal nga xam ni carrément yow dama la classe. comprendre nga mais pas may def nii non non da ngay assumer ses responsabilités moo tax ma garder distance bi pour rek ma wan la ni touche pas quoi bul laal ki nga warta laal parce que boo ko laalee da ngay daj lu métti boo dégloo sound bi di nga xam ni carrément kii number one la non never do number two mag dafa wuteeg MC fii nekk di number two maa ngi koy wax ci biir sound sarab du jéggi dul ñor di xul mais wéetal ma meeg microphone bi def la xaru pël man ràññee naa dëmm ak dëmm tey public ku fekk naa ñëw di ma bàkk tey ñun manqué nañu kayit yi tax sa dënn bàkk tey ñi nee nañ mag mën na rap ñi ne mën na wéy mais damay bàyyi gars yi juger quoi comprendre damay bàyyi gars yi juger foofu noonu parce que ñëwee ci je pense bi mooy 10e track bi Debbo ko Lambo su ma koy déglu dafa am lu mu may jox je suis pas très mbalax mais j'ai comme l'impression que da ngaa plagiat son wu Dieyna Baldé je pense dernier son bi dama mel ni yow yaa ko plagiat da nga ko wax rek ma ree xam nga tax ma ree man ba may def sama son xaw ma ndax dal na la mais boobu Dieyna defagul sax son am barki Cheikh Ahmadou Bamba ci gën a graaw yéen a bokk KD bi ngeen bokk ñoo bokk KD damay bàyyi nag gars yi waxal seen bopp li ci des mais man damay leerlu parce que bugguma ku toog suba ne non Maka dafa jël sound diw ba ma dee sama àddina du ma ko def son bi ma koy bàyyi Dieyna xalaatagul def son
te dama lay junj ci benn affaire jour bi may enregistré sama son Magu Jéena mu ngi studio toog. frère am sa copain. waaw Lia mu ngi studio toog bu dee li may wax amul rek bu dee maanaam nitu dëgg la te xam naa ko bu baax waa comprendre nga après loolu dina leer. donc yow la ñu plagiat yow la ñu jël sa son kon loo nga bëgg a wax. man def naa sama sound comprendre nga def naa erreur quoi parce que ci ban côté après yow sax ñu ngi ci doon yaatal comprendre nga mooy que ni bi ma ko defee dama dagg benn bac bu ndaw ma jàllale ko TikTok jàllale ko Facebook jàllale ko fépp ba gars yi def ci ay challenge 2 mois après laa dégg ni Dieyna génnee na sound guddi lañ ma ko envoyé 2 heures du matin ma déglu ko di ree barki Cheikh Ahmadou Bamba ma du jël. donc yow tey gars yi ku bëgg a àtte rek li muy def mooy dem sa TikTok bu demee sa TikTok dina gis kañ nga ko fa dugal. mu xool kañ laa dugal son bi date bi ma dugal son bi mu gisé mu xool parce que guddi googu noonu li ma jot ci appel mënu ma la wax ni mu toll comprendre nga donc man mooy li ma wax fii géeju leer la donc ku yor géeju leer soxlawul di jël yëfu jàmbur non non kooku amaana sax boo ko laajee tey benn xës soxla woon mu laaj ma mun naa yëkkati ne ko am. comprendre nga te même bu dul dara du ma ñaawlu ak affaire bi parce que xam nga lan la ñun ñoo bokk benn Kolda bi ñun ñoo bokk dëkk ñun ñoo bokk lépp frère am sama frère la sama gaan la ñooy ànd anytime xam nga ñun ñoo nekk ñoo bokk dëgg. boo jaalee jox la nga wax de. mu ngi jaar sunu kanamu vidéo bi yow mere naa da ngaa sonn da ngaa sonn ah jégal nañ la ko. loolu moom mooy hip hop parce que tey ñun ñoo bokk Kolda bi ñoo bokk dëkk ñoo bokk lépp bu dul dara rakk la ci man. comprendre nga donc du ma toog di yàq wala di toog di wax non non aw ma temps boobu noonu man tey ñaan naa yàlla ma génnee 20 sound yoo xamante ne kenn ku ci nekk da ngay jël benn ñaan naa ko yàlla waaw. j'ai bien aimé flow bi nga ci demee ak style bi. dawul daa wuti mani back to the roots bi boobu moo nekkoon man ak Dream. c'est comme si ngeen sol ay tenue armée dem war a dem match quoi. maanaam boobu esprit boobu si juste dama ciy xuus tuuti rek quoi parce que boo xoolee moom mooy maanaam retour au bercail quoi comprendre nga retour au bercail back to the roots parce que tey raaroon nañu quoi mooy li ma la doon wax génn nañu Kolda ñëw nañ Dakar di job suñu temps dégg nañ fa lu ne booy dañoo basé wu fee te xamuñu ni booy basé wu bu ñu basé wu fii dañoo nekk ci work yow xam nga ci dara parce que dañuy mbëkkante ci ay bërëb comprendre nga léegi nag maanaam kaddu yooyu noonu nga daan dégg kañ lay leer mooy nga ñëw nga indi leen back to the roots nga wan leen ni carrément que ni parce que ci biir refrain bi dama ne dawul daa wuti mani mani bi nag ñaar la quoi mani xaalis ak daa wuti mane comme mane quoi dawul daa wuti mane wuti lan xam-xam comprendre moo tax ma ne la dawul daa wuti mani bi xam-xam la ak xaalis comprendre nga juste pour wan gars yi que ni booy du ñu bàyyi booy chaque jour ñu ngi ciy work chaque jour ñu ngi ci job chaque jour ñu ngi try comprendre nga donc loolu moom moo nekkoon esprit yi daa back to the roots bi mu nekkoon benn bagage boo xamante ne maka la xam naa fi ngay waxee donc ñu dem ci 12e track bi avant dernière bi oh my baby. waaw love baby. non mais. gel la ban la ci waxal sa gel. ñëpp laa ñëpp. waxal sa gel nu mu commencé. non ñëpp laa woy yow gars maanaam oh my baby bi. mu nekkoon sound boo xamante xam nga tey mooy li may wax rek ñaari thème ñu ngi nii nit du ko woy muy naqari muy maama ak love kenn du ko woy muy naqari maama ak love. loo fuuy loo yambar loo xamul dara boo ko defee ala kulli xaal day nice parce que amour bi nga ciy demee la ak ndeysaan bi des fois nga def son sax fekk da ngaa jottali comprendre nga esprit oh my baby bi benn love la bi nga xamante ne dañ ko sentiroon def ci son benn love la boo xamante ne dañoo toog ne carrément pourquoi pas ñu génnee benn sound boo xamante ne sound love lay nekk parce que man sama projet la damay toog man dama shop quoi damay ñëw ci gars yi ne la proposé ma tembaay ma jëm ci liggéey benn affaire soo ko tegee bu ma toogee mu wàcc si man ma sant ni carrément lii dina nice dama koy def. ok mais dama xam ni love dafay nekk du deñ du dee ba faw parce que gars yi boo leen ko joxul sax ñoom ñoo koy réclamer. projet bi aussi dafa waroon musical donc il fallait aussi ñu dugal ci love. voilà mu ngi noonu donc moom yàggali na kàddu gi mu ngi noonu loolu moo nekkoon bagage bi. 13e titre mooy Diable Si. waaw Diable Si. Diable Si ça signifie quoi. Diable comme diable quoi. si mooy hip hop quoi jaabale si hip hop. man nga dëmme ci rap. waaw dëmme ci rap quoi moo tax ma ne ana ñu jaabale si
maka ci instrument mu valse ci welcome to KD Inc soo bëggee job bu nice kay def link quoi comprendre nga esprit Diable si bi loolu parce que son boobu noonu boo xoolee ñi ko déglu yëpp dañ ma woo mais bro sound Diable si bi kan nga defal featuring bi noonu sound boobu dafa naaj ma ne pourtant man maa ko dóor rek pourtant man kese maa ko dóor te noonu la demee sound bi maka kese moom moo ko def parce que tey mooy li ma la wax am na ci li nga xamante ne dañ cee tarbiyu depuis ñu nekk tout temps am na ci li nga xamante ne dañ cee tarbiyu boo mooy li ma lay wax rek artiste bi saa su nekk yow sa secret lenn la war a doon mooy saa su nekk ngay def li nga xamante ne kenn defu ko wala boog ngay jéem a créer loo xamante ne tey gars yi bu ñu ko déggee dinañ ne carrément waa kii li mu def ci affaire bi ni nice comprendre nga moo tax ma dóor jékki saay sentir ma yéegal baar bi ma aj ko ba sama xol sedd ma wàccee waat ko comprendre nga mais yéegal beeg wàccee bi yëpp dafa ànd ak technique parce que boo dégloo bu dee ku xam hip hop nga di nga xam ni carrément fi ma jógee ak fi ma dali du benn comprendre nga foofu tamit dafa am li ñu doon jàngale rek maanaam juste ay jaabul lañ ci li ñu doon ay jaabul lañ ci woy ay jaabul lañ ci rap ay jaabul lañ ci musique en général. boo demoon dañuy fekk ngay seeñoo yeelu liir. voilà noonu la demee kon boobu mu ngi noonu. We Are Together moom nga tëjee projet bi. We Are Together on est ensemble. waaw We Are Together ngay woo gars yi yéen ñun ak yéen ñoo far on est ensemble ginnaaw ay. jàmm tàngal nañu métti nañu wax nañu ak politiciens yi wax nañu ak rappeurs yi indi nañu distance résistance xam nga back to the roots teg métti mais after loolu dañuy woote peace. comprendre nga muy ñëpp ñoo faroo si muy jàmm. comprendre nga juste ñu tëjewaat ko comme li nga wax rek ci Sénégal bi parce que Sénégal moom mooy jàmm donc boo ñëwee nga ne We Are Together rek ñun ak yéen ñoo far donc Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaaj ñaar real recognize real bagage baa ngi noonu. donc projet bi moom mooy Sénégal je pense que ni Sénégal jot nañ kaa tas et je pense que lii la téléspectateur yi doon xaar ci ñun li leen doon xaar ci Makaveli et il a été à la hauteur. décevoir uñu donc dama koy bàyyi juste mu woy mu freestyle mais avant tout ça prochaine étape bi lan mooy prochaine étape. bon prochaine étape bi after tournée yi dinañ defaat beneen projet bu soobee yàlla mais instant bi nii bon kale guñ loolu parce que actuellement ñu ngi ci link tournée yi mais comme ñun ñëpp ñu ngi ci xam nga di bëggee sama mbokk murit yi yëpp ñu ngi ci safar gi xam nga waaw maa ngi leen di bëggee di ñaanal ñëpp màggalum jàmm waaw di wax ñëpp que ni gis nga ko nañu daje biir Touba nañ dem siyaare ku tedd ki xam nga ñu màggal ko si jàmm dem si jàmm ñëw si jàmm yàlla musal ñu si cat ak làmmiñ musiba ak balaa yàlla ba fi jàmm ñu saxal fi jàmm comprendre nga bu ñu demee màggali nag ba ñëw ba lépp dal ñu démarrer tournée yi def yenn concert yi ci yenn dëkk yi dem def yenn découverte yi xam nga pour gars yi découvrir carrément projet Sénégal bi lan la instant bi loolu moom moo nekk projet bi pour l'instant donc maa ngi ciy woo ñëpp di jaajëfal ñëpp di bëggee ñëpp di wax ñëpp nañ ko xaar incha allah parce que after loolu am na leneen li nga xamante ne mu ngi fi mooy li ma wax rek géeju leer la du dañ ba faw donc ci géeju leer la ñuy plongé rek ah ma bàyyi leen juste moom mu freestyle mais avant tout ça je veux juste apprécier le projet c'est un projet cool c'est un projet plein de couleurs projet boo xam ne la pour man waru gaaw a dee donc def ci promo bi ci war parce que da ngaa liggéey on a été là depuis le début et tey fi ñu toll nii je pense que ne bettuñu parce que xam nañu que tu es un travailleur liggéeykat nga et def nga lu am solo ci projet bi et ay affaires yu rare laa dégg ci projet du ma gën a dégg ci ay projet et je le dis ah naka ñëpp dégg lu rare laa gis ci projet bi donc sama gars yi allez l'écouter allez les partager parce que c'est un artiste talentueux il est basé à Kër Massar mais il est de Kolda et il représente sud bi yëpp lay représenté donc bàyyi leen ko xel may leen ko doole parce qu'il en fait partie et dama lay bàyyi booy nga rap ma def lu ma neex. yow Sow dafa loo sentir. nee na dama lay bàyyi nga rap ma def lu ma neex Makaveli ci rap woo ko freestyle du mës a jeex yaa ngi dégg bëgg naa samay best bro ñoom Cheikh maa ngi siyaar di màggal sama caméraman bi di toog may kepp microphone di rap ba ñëpp xippi xool get ko check aka Magu Really la from South Sénégal ne ko kuy lacca faali ne ko ngoyangi ku yoroon matt buy saxaar jëlal buy boyangi ne ko da ngay jaay tàkk noo fàtte nga tàkkuloo Makaveli boy ci rap dëgg la njëfeen di bombuloo maa ngi toog ñu ngi may filmer bëri na réel ni gës yi ma fi jàpp dama leen kilmer Maka dalay képp di la jàpp du ma daan yaa ngi dëgg tuut tànk nga man ndaw du ma daan bëggee sama bro xës aka yaa ma gën a nëw damay bàyyi lépp tour bi ba ci kanam ak kanam Makaveli boy jarul ràcc nangam sa di damm sa yaaram yaa ngi dégg boy ni gës de ñu ngi ci station Makaveli rap dëgg moo di sama mission yaa ngi dégg char naa sama caméraman bi maa ngi freestyle boobu ba tey yëf yi di tàng di neex Makaveli suy rap comme si que du mës a jeex mu ngi teg benn Jakarta Makaveli boy da lay jàpp di la Jakarta bopp bi dafa pata Maka boy dëggantaan fu mu dëkk pata yaa ngi dégg boy dama lay jàpp
yaa ngi jëf sóoraale woon ñi ku wax nga bet di faale woon ñi coono kër gi yaa ko dolli ginnaaw pa yow la bro ma homie moytu rëcc fekk jëf wees para yi toggel boo gi jël fat jotaayu mbedd soppi ko ne kenn joxatu la cër